leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. ci waa Mak TV yi nga xamante ne tey ñoo ñëw di jël si reportage bi di leen xamal ni tey jii waa Baie Hann ñoo ñëw continuer seen li nga xamante ni defoon nañ ko muy challenge bi ñu doon def tey jii nag mu yem ak journée nationale de nettoiement ñuy def éco challenge bi nag littoral bi Baie Hann ñëpp ñoo koy defandoo vraiment booy xool équipe bii nga xamante ni tey jii moom ngeen jot seen contact mooy équipe Hann Marigot Hann Pêcheur 1 ak Hann Pêcheur 2 vraiment ñu ànd di liggéey bu rafet ba nga xamante ne nii vraiment mucc na ayib. bu ñu la waxee ñi nga xamante ne ñu ngi suñu biir di suñu ay mag ya nga xamante ne ni vraiment ñoo ñu yar ci lépp la nga xamante ne dañu koy yëngu vraiment ñu ñëw rax suñu biir bàyyi seen yëpp ñëw ànd ak ñun ma cité ci rek Souley Anta Ndiaye ñu gën ko xam ci Jules Ndiaye. di sant ñëpp bis bi nag tey le 19 li ko waral mooy Baie Hann bi chaque jour rek ñun waa Baie Hann ñu ngi xeex ci Baie Hann ñu am benn idée ñu ko génn. challenge bi ñu xam ne moom la ñu commencé di ko def depuis 1 mois ñu ngi ko doon def tey nag journée le 19 bi président Djibi Diop di coordonnateur bi di coordonnateur général bi ñu di coordonné ñëpp ñu ne dañuy bésu tey bi challenge bi dañ koy def par 7 heures 7 heures bu nekk dinañ génn fi nga xam ne foofu la ñu nekk ñu challenge foofu di li nekk nag idée bu rafet ñu ànd see suñuy frère suñu coordonnateur ñun di Ndonga Faye ak président Ousseynou Ndiaye ñoom maa Ousmane Cissé monsieur Ndiaye ñoom ñëpp ñoom Mbaxane Diouf ñëpp rek ñu génn tey ànd ak équipe bi ànd ak waa Yaraax yëpp rek nekk di challenge waa Hann Marigot 2 waa Hann Marigot 1 ànd ak ñëpp rek di challenge. sant bu baax di ko gërëm coordination bi rafet na liggéey bi rafet na di gërëm Ibrahima Ndiaye également di gërëm la Lion de Hann Bel-Air Daba Ndiaye Rokhaya Ndiaye di ko gërëm di ko sant bu baax. di gërëm Mbaxane Diouf ñoom Serigne Ndiaye ñoom Habib Lay di gërëm vraiment présence su ñëpp daal vraiment Mak TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax seen liggéey rafet na li ngeen di def vraiment jaar na yoon aussi c'est bien écouté donc di wax rek ni challenge bi pour man idée la ba nga xamante ni idéologie ba nga xamante ni la ñun sax xamuñu par exemple fan la jógee portée bi exactement kenn mënu ko qualifier parce que boo xoolee chaque personne sa challenge 10 sacs ou 5 sacs moi je pense que tout Yaraax bu ñu génnee toutes les personnes ressources bu ñu génnee mbalit mi ci dëkk bi dina jeex comme les autorités amuñu volonté pour jëlee fi mbalit mi ñun population ñun ñoo war a deewoo fexe ba mbalit mi jóge fi et ñu ngi si dynamique boobu pour man dara bu mu ko yàq
bu doon 5 personnes sax bu ñu doon 5 personnes bu ñu amee courage bi am engagement bi yàlla mën nañu sutural en tout cas maa ngi féliciter ñëpp di féliciter également Mbacké Seck bu baax a baax qui est l'initiateur de ce projet di féliciter également Djibi Diop qui est le coordonnateur général en tout cas encore une fois bu ñu dee juróomi nit bu ñu amee ngëm-ngëm yàlla mën nañu suturaal sunu bee bi mel na nga xamante ne peut-être du mel ni ñu bëgg a mel totalement mais dina am melokaan boo xamante ni xale yi dinañ mën sanguwaat ci géej gi dinañ mën a fubalaat ci pere bi. asalaamaaleykum donc waa Mak TV di leen gërëm ci seen teewaay fii di nuyu ñëpp commencé ko ci Ousseynou Ndiaye suma rek moom mi nga xam ni ñëpp xam nañu taxawaayam ci Baie de Hann bi bon nuyu Mbaxane Diouf suma rek moom tamit Pa Ousmane suma rek. et puis di rafetlu vraiment initiative bi Mbacké Seck jël tasaare ko man maa ngi leen daan suivre ci Facebook bi ak ci réseaux sociaux yi c'est la première fois ma ñëw bokk ci voilà jot naa def 5 sacs fële bon def naa fii pour le moment 3 maa ngi eggali 2 mu nekk 5 ça fait 10 mais vraiment di rafetlu lii di rafetlu je suis très très fier de mes parents de Yaraax Tefes quoi voilà seen liggéey rafet na et puis bee bi incha allah dina mel na mu meloon dans les temps. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu waa Mak TV bu baax ñoom ñi nga xamante ne tey ñëw nañ di participer ci journée bi comme doomu Yaraax yëpp nañ ñëwee di participer lii tey dafa rafet parce que Yaraax yëpp mu ngi koy def Yaraax yëpp ñu ngi koy def boo demee am nañ 10 quartiers yoo xamante ne tey ñu ngi ci lii kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek man li ma gën a neex ci journée bi mooy ñaari conseil de quartier yi ànd di ko def xam nga ñu bokk ndey bokk bàyyi et puis li mooy Yaraax quoi li mooy Yaraax nañu bokk ndey bokk bàyyi xam ne dëkk bi ñun rek ñoo ko mën a defal kenn du jóge feneen dañu ko defaral sant nañ ñëpp gërëm ñëpp vraiment merci. Allah di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex ak taysiir ak afiya di kontaan ci initiative bu rafet bi nga xamante ne waa groupe Baie de Hann jël nañ ko ak seen président Mbacké Seck rafetlu ko bu baax a baax di wax ne sax yéex nañ ko def parce que waroon nañu gën ko teel a def mais vaut mieux tard que jamais macha allah jéem nañ essayé nañ ko réussir nañ ko ñuy wax rek ne que ñun amuñu doole li ñu mën rek mooy lu mel nii ñëw jàpp ci liggéey bi sensibiliser nit ñi loolu rek la ñu mën et puis def suivi di ron di wax nit ñi ñu bàyyi mais état moo am les gros moyens état moo war a ñëw ak dooleem mu ñëw lijjanti lii parce que vraiment liñ ciy perte bari na lool sur le plan économique et tout parce que fii Yaraax ñëpp ci géej gi la ñuy gën a dund. si doomu Ibrahima Sy waaw bokk ci ñi nga xamante ne ñooy defar bee bi mais tey ji boo gisee ñu am maanaam initiative bi defar suñu gox bii mooy tefes gi dañu bëgg mu dellu na mu meloon tefes gi dafa suuf si dafa weexoon tal ba coxolaan beeg lu nekk di ci dund mais tey léegi dara mënut a juddul parce que suuf bi moo pollué ndox bi ñuy versé ci Baie de Hann dara baaxu ci dara mbalit mi état daf ci war a jéem pexe parce que du ne maanaam mbalitu Yaraax du ndox mi kese mbalit mi boo xoolee ay génnee parce que mi ngi bëgg def 1 mois fii amuñu ko jël Mbacké Seck nag vraiment mi ngi ciy jéem lu bëree bëri moom Mbacké parce que vraiment ñëw na xool ko vraiment waaw pour dimbaluñu ba nuñ mbali mi nuñ ko fi jëlee waaw vraiment état daal soxla nañ mu ñëw jàppale ñu suñu bee bi boo xoolee ñi fi nekk genn wàll gi yëpp amul kenn ku ci dëkk booru géej genn wàll gi yëpp ñu ngi dëkk ci kaw fa lenale mais vraiment bëgg tefes gi delluwaat na mu meloon xam nga te pollution ndox mi perméable yi dafay dàq jën suñuy géej gi amatul jën ndax pollution boo xoolee ndoxu Ndakaaru Njaay yëpp ñu ngi leen di verser Yaraax
aju ci liggéeyu Baie de Hann association war ko taxawee yàlla dogal na ñun lañ ko dénk. voilà donc CRAB ci tàmbali gi 89 association ñoo ko taxawal. alors donc ñu ànd ak les membres du bureau Awa Cheikh Dieye mi ngi fi ak la première vice-présidente Ndeye Maguette Thiam. ak yeneen membres yi ñoom Jim Sidibé ak également les populations et les volontaires du progrès. waaw donc dañoo ñëw tey ci parc de Hann. pour fêter célébrer journée mondiale du nettoiement. mooy bis bi nga xamante ne adduna bi yëpp dañuy set setal. alors yàlla dogal nag ñun ren ñu ne dañ koy célébrer CRAB parce que bi mooy suñu première année d'existence. alors amaguñu sax at mais comme que dafa calendrier environnemental bi mooy 5 juin fêté nañ ko le 19 tey muy journée mondiale du nettoiement. CRAB dafa bëgg lépp loo xamante ni dafa aju ci alam bi donc journée yooyu ñun ñu koy marqué di ko fêté ba pare di ko xamal ñëpp ñu ñëw nag ci parc de Hann nga xam ne moom mooy le premier poumon vert utilisable de Dakar muy un cadre de vie ni booru géej mel Baie de Hann fonction yi muy jouer pour écosystème bi ak pour environnement bi les mêmes fonctions également le parc de Hann di jouer pour askanu Sénégal rawatina askanu Dakar ak waa Yaraax ñu jàpp ni parc de Hann Sénégal yëpp ñoo ko bokk mais dañoo jàpp ñun waa Yaraax que ni c'est un patrimoine pour Hann Bel-Air alors donc looloo tax waxtu ba mu ñu soxlaa dañuy jóg taxaw ñëw ànd koog moom alors pour que ñu mën a protéger parc bi waaye protéger également zoo bi parce que fii c'est le parc géologique et forestier de Hann alors bu baaxee ñun ñëpp la baaxal alors bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul alors waloo tax doomu askan bi yëpp war ci bàyyi xel pour que ñu préserver ko góorgóorlu pour que lépp loo xamante ni da koy taaral di ko jëmmal di ko rafetal pour que parc bi gën a ñoŋ askan bi yëpp lañ ciy woo rawatina askanu Hann Bel-Air li ñu fi gën a neex tey nag mooy ay ndaw yu góor ak ay ndaw yu jigéen ñoom ñoo ñëw joxe seen bopp ci ngir yàlla ñëw rek pour taxawal seen askan. kon loolu wane na ni xel mën naa dal mooy kon dëgg-dëgg mag ñi en tout cas seen ginnaaw nax saayul mooy puso bi tamit mujjul suñu loxo réer. alors kon loolu noonu rek la ñu war a àndantee ci askan bi bu ñu bëggee développement durable mooy bu ñu bëggee li ñu fa fekkoon te ñun andiwuñ ko fi ñu fexe mu ñoŋ dañuy fexe ba nit ñi nga xamante ni moom la yàlla dénk suuf si ñu fexe ba tàggat ko ba nit kooku am xel bi xam waruwaayam xam wàccuwaayam am taxawaay boobu nga xamante ni dootul yàq dootul rey dootul tooñ. alors donc il faut que ñu protéger l'environnement protéger le cadre de vie qui nous intéresse tous et nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom lañ bokk ñun ñëpp te mën ñu ko séddoo kon nañu fexe mu ñoom. lan mooy perspective CRAB. waaw CRAB dafay la concertation des riverains acteurs de la Baie de Hann pour l'environnement lépp lu aju ci alam bi ak cadre de vie ak les questions environnementales ñun ñu ciy dox di ci wax ñu nekk la voix de Hann Bel-Air suñu conseil municipal reconnaître ñu suñu maire reconnaître ñu les partenaires techniques et financiers ONAS bi nga xamante ni mooy maître d'ouvrage représente État du Sénégal ci projet bi mu reconnaître ñu alors ñu nekk délégataire de pouvoir CRAB tey li mu jëkkee moom mooy fexe ba fépp foo xamante ni war na fa yegg ci ñu xam ko CRAB mi ngi dox ci tànk yooyu ci jéego yooyu ñoo ngi ci biir commune bi ñoo ngi ci biir Yaraax di waxtaan ak ndaw yi waaye di waxtaan ak penc mi mais di waxtaan ak magu Yaraax mais di fexe également sénégalais ak Yaraaxwaa de l'extérieur yi ñu xam lan mooy CRAB ak lan mooy mission yi mooy lépp loo xamante ni dafa aju ci alam bi parce que ñun am nañu ay maar am nañu ay cours d'eau alors yooyu yëpp dañ ko war a protéger tey dañu war a tamit fexe li nga xamante ni moom lañ am muy restructuration ak régularisation foncière ñu protéger ko également bu baax a baax fexe également autorité Sénégal yi ñun ñuy jël information bi à la base moom mooy lépp loo xam ne suñu askan yelloo na ko xam ay mëbët la ay jafe-jafe la waaye ay yéene la ak yu ñu bëgg mu am suñu askan CRAB day fexe dajale yooyu yëpp ànd kook ñu ngi ko war a àndal yëpp jébbal ko autorité bi mooy day jëlee des informations à la base di ko yóbbu au sommet waaye di jëlee au sommet di andi à la base aussi mais aussi ñuy dimbali autorité bi ci mu mën a jël les bonnes décisions moo tax tey CRAB li xew nii tey CRAB moo ko dox CRAB moom moo démarché mairie bu Hann CRAB moo démarché mairie bu Dakar CRAB moo démarché parc de Hann ñun dañu bëgg tey CRAB nekk benn taxawaayu xam-xam mu nekk benn genre laboratoire buy dimbali autorité bi ci mën a jël décision yu war mooy dañuy seet lan mooy problème yi ñu wax ko autorité bi waaye du ñu yem foofu dañuy seet tamit lan mooy solution yi ñu wax ko yi ñu jàpp ñun ànd koog moom chercher les bonnes solutions
xam nga donc dañ koy aider ci argument bi ak ci argumentaire bi te tey association yëpp yi bokk ci CRAB dinañ fexe di leen dimbali ci formation mais dinañ fexe aussi ñu xam seen taxawaayu jamono ndax boo yeewul xamoo lu xew donc lu ne mën na la këf donc bëgguñu tam ci jamono yi ñu ñëw bëgg nañ képp kuy doomu Yaraax doomu Sénégal bëgg nañ daal kenn du la yeb ci gaalu perte CRAB daal dafa bëgg am mission wu yeewu yeete. tey lan mooy prochaine étape bu CRAB. voilà donc projet bi dañu porter la dépollution de la baie. le 24 bii ñu jëm. dañuy lancer officiellement les travaux pour la baie de Hann. la baie de Hann xam ngeen ko duñ ko waxati mooy la première baie d'Afrique, la deuxième baie la plus belle au monde. ñuy toog ay at yu yàgg. mais date référence bi ñuy jël moom mooy 2002. donc depuis 2002 dafa am conseil interministériel Mame Madior Boye jiite ko ñu jëloon fa 3 mesures. ñetti mesures yooyu dañ ñëwoon dañuy assainir la qualité de l'eau mooy ndox mi dañ koy seggat defaraat ko ba mu baax ba nga xamante ni nii dinañ mën a sangu ci géej gi waaye jën yi dellu siwaat napp gi amaat doole mool yi amaat kattan amaat pouvoir économique waaye suñu ceebu jën gën a neexaat. alors donc effectivement CRAB taxawaay boobu la amee tey day fexe ba population yi ci fa mu yeggutoon ak ci li ñu war a def baie de Hann mu dugg seen xol ñu yëg ni ñoom ñoo ko moom ñu yëg ni en fait du ay jàmbur ñoo ñëw di leen waxal mais doomu dëkk bi juddoo fi yaroo fi màggee fi ñaan yàlla dund fi jariñ fi dee fi ñooñu ñooy waxal askan bi te askan bee leen yónni alors ñu seet nag li ci aju ci xam-xam yëpp ñu koy ànd ak autorité bi alors donc loolu benn la mais am na ñu ngi dem ci yeneen i journée mooy le 26 ak le 27 di ko ànd ak suñu commune di nettoyer booru géej bu Hann jëlee ko li jëlee ci lébu ga ba waalo ga te noonu lañ koy defee ci 3 kilomètres de baie yi ñu am parce que Yaraax 3 kilomètres de baie la baie de Hann mais la baie de Hann globalement c'est 15 kilomètres ñu jëlee ko port de Dakar mu dem ba Mbao alors donc projet boobu tam war nañ ko gën a expliquer population yi ñu bëri tam dañ jàpp ni projet bi dafay yëkkati kër yi nekk booru géej déedéet kër yi nekk booru géej ba fi ñuy waxee nii kenn du leen laal te ñëpp ñoo xamante ni aussi waroon nañ leen dédommager ci projet bi directeur ONAS wax na ko ci wax ju leer ni dinaa dédommager nañ ñëpp donc projet bi intercepteur boobu dafay jógee port bu ñëwee ba Hann 3 ci lay yéegee dem jaar ci tali bi entre terre bi miiru terre bi entre raay bi ak tali bi foofu lay jaar dem Mbao bu demee ba Mbao ñu tabax lu ñu ñu tabax fa benn station d'épuration defar benn émissaire marin de 3 kilomètres mu am un traitement secondaire et un traitement primaire et un traitement secondaire ñu segg ñaari yoon ndox mi soog ko sànni ci géej gi loolu day tax usine ñëpp yi nekk ci biir littoral bi yëpp dañ leen di connecté ci intercepteur boobu waaye ménage yi ñun waa dëkk bi tamit parce que am na pollution industrielle ak domestique ñoo ñëpp dañ leen mais aussi am na lu ci jiitu mooy ay unité de pré-traitement yoo xamante ni dañ koy def ci biir entreprise yooyu parce que les travaux vont durer 4 ans ñeenti at alors donc travaux yooyu buy durer ñeenti at ñun waa CRAB aussi war nañ am ay solutions alternatives mais moo tax waa CRAB xalaat nañu li ñuy wax ay cuvette gas ci booru géej ay teen def ci charbon de bois nga xamante ni filtre naturel la nga xamante ni population yi au lieu ñuy dem tour directement ci ndox mais foofu la ñuy tour loolu yëpp nag CRAB entamé na ko mais CRAB entamé na tamit li ñuy wax parce que doomu Yaraax yi doomu commune bu Hann Bel-Air la communauté de la baie ñu ci ëpp ci ñun dañu mas di waxal dañu bindal looloo tax ñun bi ñu ñëwee dañu ne depuis 88 géej gi kenn reboisé wu ko CRAB commencé na reboisement mais CRAB commencé na nettoiement boo xoolee tey yëngu-yëngu yi am la ko yëngal ko ëpp doole CRAB dafa ñëw ne leen en tout cas am na lu fi amoon ñu ngi leen di sant parce que la première conférence sur la baie s'est tenue en 1985 la première semaine de la baie en 88 mais depuis lors on remercie tout le monde mais en tout cas am na lu bari lu des loo xam ne defuñu ko woon comme garab ci kaw lay fekkante yàlla def ñu dénk ñu mission boobu muy ñetti at ñun bëgg nañ balaa ñetti at yi ñu reboiser tout le long de la baie nettoyer tout le long de la baie fexe ba nga xamante ni nit ñi di demee Almadi di fa dem lakk jën ñu ñëw Booru Géej Yaraax fexe ba mu am ay restaurant am nga mais mu am benn mobilier public ay banc am ay jardin ci booru géej gi mais également ñu fexe ba gaal yi ñu waxtaan ak suñu commune ci xel bu rafet waxtaan ak partenaires techniques financiers yi ñu fexe gaal yooyu ñu leen di utalee fu ñuy nekk fexe également ba suñu mbaar ñu def ko mu gën a taaruwaat ba nga xamante ni booru géej dina andiwaat benn commerce benn koom ñu fexe aussi mu am entreprise de nettoiement ba nga xamante ni mooy pérenniser la propriété de la baie loolu dañ koy ànd ak les partenaires techniques et financiers ànd kook ONAS ànd kook suñu commune en tout cas ñun démarche bi ñu jël mooy démarche boo xamante ni courtoisie la élégance la mais démarche la boo xam ne elle est intelligente mooy suñu kilifa duñ ko jéggi duñ ko ërtal dañuy wax ak moom ci wax ju rafet wax ak moom ci ay teggin ak teeyu bakkan woon ko li ñu bëgg xamal ko ni lii mooy science bi te lii moo war a nekk
en tout cas askanu Hann Bel-Air ànd nañu tey doon benn takk ci ginnaaw CRAB pour lépp lu ci war ci xam-xam ak taxawaayu xam-xam ak dayoo yu yar ak teggin ak i orma ñu deet kalaat kon incha allah. est-ce que ku ne BD Hann di nga wax moyen est-ce que moyen ñu ngi fi. oui parce que état du Sénégal joxe na moom ak partenaires techniques et financiers yi 79 milliards mais 79 milliards yooyu ndox mi rek lay seggat te tey jii port de Dakar bokkuloon ci li ñu war a dépolluer te tey dinañ ko dépolluer donc lu mu gàtt BD Hann ci financement yi buñ ko estimer rek dina war a dem ba 200 milliards. du xaalis bu tuuti mais ñun dañu bëgg ci fonds yooyu ñuy capter bu ñu defaree géej gi te defaruñ joor gi loolu du baax. entreprise yi fi nekkoon ñoom Ndeye Maguette Thiam yi seen environnement liggéey nañ ci ces femmes dynamiques là ñoom Awa Cheikh Dieye waa ICG yi am nañu expérience boo xamante ni tey le capital humain que nous avons ñun ñu ngi koy recenser mooy ñaata nit lañu mais ci nit yooyu ñaata lañ ci am ci dayoowu xam-xam ci métier yi nga xamante ni ëllëg BD Hann da koy soxla mais même intercepteur boobu mu ñuy tabax war nañ soxla ay chauffeur ay chauffeurs yi dawal ay engin am nga ay conducteur d'engin war nañ soxla ay ferrailleur war nañ soxla ay maçon ay menuisier mais ñun ci Yaraax lan moo ci war a nekk taxawaayu CRAB ba nga xamante ni lu fi ruus ci wërsëg balaa keneen jóge biti jariñoo ko doomu Yaraax yi jariñoo ko donc taxawaayu xam-xam yooyu daal CRAB pare na pour def ko incha allah. ce mot de la fin. mooy sant ak gërëm ñi fi teew ñëpp góor yi ak jigéen ñi mais di beral nuyoo ak cant ndaw ñu jigéen ñi ak ndaw ñu góor ñi mais di beral nuyoo ak cant globalement ndaw ñi parce que tey fii boo xoolee ndaw ñi ñoo fi ëpp mais di remercier aussi suñu commune ak suñu maire di remercier maire de Dakar di remercier en tout cas partenaire technique yi mu fi envoyé mais di remercier parc de Hann bi nga xamante ni moo ñu dalal ndax lii du lu yomb am na ñaari at ci ginnaaw am nga ba daaw sax laay wax ñu fi bëggoon ñëw mais yàlla yombalu ko donc yàlla dogal ñoom ñu ñaan ñu ñëw jàppale leen ci parc bi dañ koy def naturellement dañ koy def parce que moom la ñu war a def am nga donc di remercier le parc de Hann les autorités du parc di remercier également les volontaires du progrès de la CRAB joxe seen bopp ci ngir yàlla parce que simplement dañu yëg ni rek fii la dëgg bi nekk dañu yëg ni tamit seen askan moo leen ñor alors di remercier yéen waa Mak TV ay ngeen di ay doomu Yaraax di ñaan seen projet yàlla di jëmee ko kanam ngeen xam ne daal dëkk bi lu ñu bokk la ñun ñëpp kenn du jóge faneen ñëw defar ko donc duñ jéggaani dara di remercier également citoyens yu jóge faneen ci biir Sénégal ci biir Dakar Aïcha ñu ngi jóge ba Géejawaay yëg ko rek ñëw ñu ngi soo gisante tey sama statut rek la gis ne moom day ñëw parce que dafa yëg ni ci la bokk alors kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran